ñu ngi lay ziar Ndiaga ñu ngi lay bëggee bu wér. tey dégg nañu li xew ci presse bi topp nañ ko tamit ci tribunal bi muy projet Imam Ndao li procureur demandé mu doon loo xam ne ñu bari ni jàpp ni mbir mi dafa bari am ñoo xam ne dañuy ni ginnaaw moo ko def baax na. ñu koy ñaawlu bu wér a wér di nuyu sénégalais yi di nuyu waa Infos Rewmi di nuyu ñu ñuy seetaan parce que ñun bi nga xamee ni procès bi jàll na ñun suñu njort bu njëkk mooy. lii ñuy bind nii libéré Imam Ndao dañu jàppoon ni dañ koy changer def ko promouvoir Imam Ndao pour man procureur dafa waroon a ñëw ci jour délibération bi lu musul am de jour réquisitoire bi dafa waroon a ñëw indi ay projet état xamal imam ni ko yow lii ñu jàng si yow à partir de ce procès là état dafa pare pour teg la loxo parce que yow ci say loxo réew mi mën na si jaar éducation bi avancé xale yi yaru xale yi xam seen diine ñu nekk ci sécurité. parce que loolu la fa imaam jàngale léegi mu ñëw def contraire bi ni day laaj ni procureur mu ni day laaj président tribunal bi pour mu tëjlu imaam 30 ans ñu koy ñaawlu bu wér a wér léegi nag dafa am loo xam ni moo jaaxal sénégalais yi te moo leen ump te loolu ñun ñoo leen koy leeral parce que depuis 3 ans ñu ngi ci dossier bi di ci dox ñun Imam Ndao bi ñu koy jàpp ñun xamuñ ko woon sax mais patriotisme ak bëgg a def dara pour suñu réew ba pare dégg yàlla mu ni Seydina Mohamed mu ni jullit mooy mbokkam ñu ni nañu xool lan moo xew bi ñu demee ba xam ne imam bi dañ koo tooñ ñu taxaw di ko défendre mais li ñu jàng ci dossier bi ba xam ko ci dossier bi loolu moom moo feeñaat ci tribunal bi malheureusement presse bi jël affaire bi détourné ko manipuler ko mooy presse yi nga xamante ni ñoom dañ leen di corrompre ñu ñëw manipuler waat population bi lëndëmal seen xel ba population bi foog ni imam terroriste la ndekete beneen côté bi la. presse boobu nga dugg est-ce que du presse bi nga xam ne ñoo fa toog di jottali waxi procureur bi ak waxi ay Imam Ndao ak ñeneen ñi ñuy jàpp. non jottali wuñu wax nettali wuñu exact la fa xew. non jottali wuñu seen wax ñoom dañoo jottali waxu seen employeur mooy kii tooyal seen ceeb kii niinal seen ceeb kooku lañ jottali ay waxam ak ki leen di corrompre. état léegi presse sénégalaise bi état moo ko moom léegi à 90% léegi ñun sax ñi bëgg a wax suñu xalaat ci réew mi sax dañuy bloqué vous voyez kon noonu la demee léegi nag damay bëgg a leeral sénégalais yi lu am solo mooy imam bi dafa am lu ndaw loo xam ne moo tax ñu boole ko ci coow li lu ndaw a ndaw nag dama siy ñëw directement détails yi après suñ ci bëggee ñëw mën nañ ci ñëw dafa am ku tudd Ibrahima Diallo dafa yoroon ci poosam 9 millions ni day dem Gambie. dafa yoon ci poosam xaalis ni day dem Gambie Ibrahima Diallo boobu dafa jaar Kaolack bi muy bëgg a dem Gambie mu ni non lii xaalis bi dafa bëri xaaral ma jaar ci Imam Ndao parce que moom xamoon na Imam Ndao était très connu très respecté parce que imam la boo xam ne ni da doon def ay sensibilisation di xamal nit ñi lu bëree bëri seen diine si ngor ci fulla ci fayda ci yoonu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima Diallo jaar si moom ni ko imam man dama yor xaalis damay dem Gambie bugguma ko yóbbaale baal ma dénk la ko su ma tourné nga joxaat ma ko ma ñibbi mu ni ko waaw garaawul Ibrahima Diallo jox imam 8 millions ni ko dencal ma ko mu ne ko imam ndax soxlawu leen fii kii ci xaalis ci daara ji parce que imam dafa yor daara bu mag a mag des centaines et des centaines de personnes ñoo fa nekk ay kër la lépp mooy seen kilifa imam ne ko ñun de bëggoon nañ solaire ak benn matériel agricole boo xam ne moom mooy pomper ndox bi mu ne ko xaaral ma lebal la 1 million teg ko ci 8 millions yi ma lay dénk muy 9 millions imam ni ko taxawal ñu bind lépp imam Alioune Badara Ndao lii dafa taxaw leeral ko ci procès bi ñu bind lépp noir sur blanc que ni Ibrahima Diallo dénk na imam 8 millions lebal na ko 1 million ñu signé kii signé ndekete état mu ngi doon topp Ibrahima Diallo ak Koumba Niang ma fa ñëwaat ba xamal imam ni ko xaalis bii la Ibrahima Diallo jox xaalisu joxaane la bi ko Koumba Niang waxee loolu Koumba Niang jabaru joxaane la bi ko Koumba Niang waxee loolu si la imam ni kon Ibrahima Diallo amul woon droit ñëw si yow di jël xaalis bi imam paqueté waat xaalis bi denc ni su Ibrahima Diallo ñibbisee ma jox ko xaalis bi ni ko dellool xaalis bi borom loolu la état bi topp ba dugg kër imam Alioune Badara Ndao jàpp ko yóbbu ko police ni ko terroriste nga. est-ce que xel nangu na c'est-à-dire que ñaar ñoo xam ne état da leen di topp ñaar ñëpp daje kër imam Ndao. waaw parce que imam kilifa la seen kilifa la imam kilifa diine bu mag a mag la. mais benn imam rek ci Sénégal. ñi ñuy topp rek dugguñu beneen kër imam bu dul kër imam Ibrahima. mais nag pas comme tous les autres imams parce que imam xam nga diine dafa bëri ay branche léegi imam nag dafa am branche boo xamante ni nii daf ko ñoroon trop ba pare mu xarañoon ci muy wàllum
charia léegi tubaab bi dañu fee indi laïcité imposé ñu ko te yàlla nee na dëkk su ngeen bëggee nekk sécurité su ngeen bëggee am yërmande yàlla ànd leen ak charia ngeen def li leen charia wax imaam loolu la doon leeral di ko leeral ci ay conférence di ko leeral ci ay vidéo yu ñuy dugal ci internet bi et cetera et cetera léegi nag loolu moo tax nag France xam ni imaam bii suñu ko toppee dina fi jële suñu laïcité bi ñu wax Macky Sall jàppal ñu imaam bii tëj loolu kese lañ tëjee imaam Alioune Badara Ndao man maa ngi taxaw fii man damaa am ay njaboot am ay parents am ay lépp fen xalaatuma taxaw fii di wax lu amul xalaatuma ko aw ma si benn intérêt xaw ma woon imaam avant ñu koy tëj mais nag dama bëgg a nekk patriote lépp lu xew ci réew mi ñu tooñ nit damay jóg dox si wax si ba fi ma si mën a yem. imaam téléphone satellite boobu ñu ko fekkee këram lu mu koy doyee. ok maa ngi lay jaajëfal si question boobu muy ñaar téléphone satellite la ñu wax ak xaalis gendarmerie bi ñu demee ñoom xam nañ ni Kumba Ñaa ñëw na fa ñoom xamoon nañ ni Kumba Ñaa yor na xam nañ ni Kumba Ñaa ñëw na fa ak Ibrahima Diallo ñoom ñu jàpp ni xaalis bi dugg na kër imam loolu moo tax ñu ni on va en profiter pour jàpp imam bi nga xam ne ni day déranger laïcité day déranger république imam diine la gëm diine la doon promouvoir ñu profité si dem bi ñu demee nag xaalis bii ma lay wax 9 millions yi gendarme yi gisuñu ko dugg nañ kër imam xotti saako ceeb yi xool fii xool fépp gisuñu xaalis bi mais comme amoon nañ xaalis bi dans leur tête bi ñu demee si PV yi dañ cee bind xaalis nangami millions d'euros dañ ko see bind te c'était théorique te xaalis ba mu nga kër imam gars yi gisuñu ko xam nga xaalis boobu kañ la feeñ imam bi ñu ko tëjee ci kaso bi yóbbu ko Saint-Louis rakam bi ñuy wax Ablaye Ndaw dem seeti imam Saint-Louis imam ni ko que néeg ba de am na xaalisu ndénkaane bu fa nekk jëlal ma ko nga dencal ma ko soo ko dencee ba ñu war maa juger nga génne ko jox ko avocat yi wan ko procureur bi wan ko président tribunal bi te noonu la ko yàlla defee xaalis boobu ñu doon tudd dara amu si lépp ay fen la. mais téléphone bi nag. téléphone bi existé wul téléphone Nokia yu 12500 lañ fa jëlee moo tax gis nga. dafa am kon état waxul dëgg si téléphone satellite. waxuñu dëgg parce que suñu waxoon dëgg dinañ ko wax si procès bi ñun ñu ngi woon ci procès bi déggoo fa turu xaalis bi ñu fekk sa kër déggoo ko fa de parce que xaalis bi jour bi lañ ko indi ci jouru procès bi état xamul woon fu xaalis bi nekk ci jouru procès bi la ko imaam indi ni leen xaalis bii la ma Ibrahima Diallo dénkoon mu ngi nii moo tax ngeen bëgg maa jàpp jiñ ma terroriste. man damaa jàppoon ni téléphone satellite kenn waxuñu sax ay waxam ci procès bi parce que procès moom lu leer moo fay am. lu tax kon ñu déglu li nga wax lépp nii ñu déglu imaam Alioune Ndao ba pare ñu wax ni nañ ko tëj nangami at plus travaux forcés. loolu moo tax sénégalais yi war a jóg jéem a xam lan moo xew parce que loolu dal imaam Alioune Badara Ndao mënoon na dal sama maam imaam mënoon na dal sa nijaay bu nekk imaam mënoon na dal nijaayu kee bu nekk sëriñ daara parce que problème bi mooy France moom moo bëgg a déstabiliser religion musulmane ak États-Unis ñoom ñi nga xam ne ay franc-maçon lañ religion bi moo leen di déranger léegi nag religion bi li ñu naan unku boo ko bëggee rey bopp bi ngay décapité léegi dañoo bëgg a jàpp suñu imaam yi taxal leen ba kenn dootul ñemee taxaw wax li Seydina Mohamed wax loolu mooy problème bi te imaam nag nanguwul woon loolu imaam dani lii ñu ma jàngal ci alxuraan bi loolu laay tari du ma ci changer dara. man dama doon wax ni nitu dëgg est-ce que maanaam daanu wuñu ci xeex bi ñu doon xeexal imaam Ndao parce que tey boo demee ci projet bi nit ñi ñoo ngi commencé wàññeeku. ñi fonkoon imaam Ndao commencé nañoo weddi imaam Ndao ni liñ ko jiiñ moom la. man bokkoon naa ci ni nitu dëgg daanu nañu seen combat bi parce que dañoo dugg ci combat boo xam ni. vraiment niveau bi yeggugu fa. parce que li ñu leen jox rek la ñuy xeexee te xeexewuñ ci kaw man bokkoon naa. nitu dëgg dañoo am la tête haute bi ñu commencé di dem procès yi di seetaan non dañu bëgg ci ñi ñu doon défendre ñëpp dañ see bëgg ki ci gën a compliqué muy Matar Joxaane soo bëggee après mën nañ ci dugg moo gën a compliqué mais si ñoom ñëpp dañoo bëgg si ñoom parce que ni gars yi doon manipuler di bind naan terroriste naan Moustapha Diatta lii la ndeke dara. yow da ngaa jàpp ni ñi ñu jàpp ñëpp kenn laalewu ci wàllu terroriste. loolu président tribunal bi xam na ko procureur bi def réquisitoire bi procureur bi nga xam ne nii moo ni nañ tëj diw ak diw moom ci boppam xam na ni ñii defuñu dara. mais parce que c'est la politique loolu moo ñu sonal loolu moo ñuy reylu ñun. message bi may lancé mooy sénégalais yi nañu jéem a xool lan moo xew lépp lu dal sa moromu sénégalais lépp lu dal sa moromu jullit war nga ko saytu bu dee dañ koo tooñ nga jàppale ko bu dee dafa tooñ nga jàppale ko loolu la Seydina Mohamed wax am na façon forme bu nekk nag lañ mën a jàppalee
vous voyez mais dañuy wax ni ñun li ñu gëm ñun waa mouvement Nitu Dëgg mooy président tribunal bi il est conscient que 99% des détenus sont innocents te loolu ko procureur ñaan pour tëj Matar Diokhane tëj Moustapha Diatta tëj imam Alioune Badara Ndao tëj Alpha Diallo tëj Omar Yafa gëm nañ ni président tribunal bi du ko nangu parce que président tribunal bi moom moo jàkkaarloo woon ak détenus yi di ko poser question ñu ko ciy tontu bu leer li jaaxal Sénégalais yi nag mooy ñi demoon Nigéria loolu laay leeral ñi demoon Nigéria li leen yóbbu woon lu yomb la dafa am benn nit bu tudd Moustapha Diop moom fii la jógee Sénégal dem Arabie Saoudite nekk fa étudiant bi mu jógee Arabie Saoudite moom dafa dem Syrie ni day def jihad Moustapha Diop boobu moo doon financé fii benn nit bu tudd Moussa Mbaye moo doon ñëw ci benn mbokku ibaadoom comme ni ko gars yi di waxee ni ko dama laa bëgg a yóbbu ci dëkk boo xam ni da ngay gën a jàng sa alxuraan ba pare dëkk boobu dañ fay dund charia nga def hégir li ñuy wax gàddaay loolu dafa am si diine mu convaincre leen ñu ni ko nañ dem gàddaay xamuñu woon fu ñu jëm bi ñu demee ba egg Nigéria ndekete sa waay chef Boko Haram lañ leen yóbbu bi ñu fa demee ñu gis gars yi xaw a kii quoi violent et tout ñu ni leen ñun fii taxuñoo jóg quoi dañuy ñibbi ñu ni leen dañuy ñibbi Chekaaw ni leen pourquoi ngeen di ñibbi mu mer si lañ wooyu ji Matar Diokhane te Matar Diokhane boobu mu ngi ci benn dëkk boo xam ne dafa doon jàngale alxuraan te dëkk boobu ci Nigéria la bokkul ci Boko Haram militaire Nigéria yi sax ñoo ko contrôlé dafa doon jàngale alxuraan am fa resté te Matar Diokhane bii ñuy wax te ñu sonal ko Sénégal xale bu ndaw la juddu 86 yàlla ubbi ko macha allah def si bopp bi xam-xam dëkk ba mu demoon di fa jàngale alxuraan imam ba dafa ñëw ni ko man sa taalibe laay den mu koy jàngal alxuraan Matar Diokhane dafa am respect foofu Matar Diokhane dimbali ñu négocier ñu parce que nee na duñ fi génn Matar Diokhane ni lu tax mu ni du ngeen fi génn ñu ni parce que Chekaaw dani carte d'identité waruñ ko am dafa araam Chekaaw dani ñun suñuy làkk français ni école occidentale dafa araam moo tax mu mere ñu Matar Diokhane ni loolu su dee xam-xam rek la ko teg man dinaa ñëw négocier leen deuxièmement Matar Diokhane taxaw ci procès bi procureur bi ni ko yow Matar lan moo tax bi la sénégalais yi woowee di la yóbbu ci Chekaaw te nga xam ne nii foofu fiefu Boko Haram la yow fi nga nekkoon du fiefu lan moo tax nga dem Matar ne ko su ma demul su ma ñëwee fii Sénégal su ma leen ko nettalee da ngeen may jàpp tëj ma pour non assistance à personne en danger te loolu loi bi moo ko wax mu ne ko ñooñ man la ñu yaakaar ñu ngi ci danger dama war a dem def sama kéemtalaay kàttan pour jëlee leen foofu Matar Diokhane looloo ko dugal ci mbir mi li ñu ko sonalee yëpp loolu kese moo ko dugal ci mbir bi ay nit yu nekk foofu mu ngi mel ni nga nekk waa ñëwal damay dégg parfois ñu ne diw dafa demoon bërëb sàngam jàngi ji charia ku mel ni imam Ali Ndaw ci charia nga wax ni moom la basé wu te téeméeri ustaas yu jàng charia te mokkal ko loolu lu ñuy doyee waat génn réew mi di jàngaat charia loolu adduna bi mooy doxee noonu parce que jàng nit day jóge Amérique dem France jàngi ñu jóge France dem Amérique jàngi nit day jóge Arabie Saoudite ñëw sax Sénégal jàngi te kilifa diine yi fii nekk sax xalif généraux yi seen doom yi sax dañ fiy jóge dem Mauritanie jàngi wala Caire wala Maroc wala feneen c'était la même chose noonu la ibaadu yi amee droit jóge fii dem wuti dëkk bu ñu jàngee ji ba pare dafa am beneen affaire bu am solo bu ci bokk mooy dañ ni leen dëkk ba ma lay yóbbu charia lañ fay dund te fii Sénégal dunduñ fi charia fii pour nga dund fi sa diine correctement c'est très difficile parce que da ngay dox dajeeg benn xale bu jigéen ween yi di génn sa xel nekk si loolu am nga si bàkkaar ñu ne leen dañu leen yóbbu ci dëkk boo xam ne dafa am charia ñu ne nañ dem dund ji charia parce que charia la ñu yàlla digal comme dëkk bi ñu dëkk mënuñ fi dund charia nañu dem dund ji ko foofu am nañ si droit la constitution nous garantit le droit d'aller et de revenir te amul benn texte bu wax ni personne n'a le droit d'aller au Nigeria amul texte bu ko wax kon am nañ droit dem foofu sama kaddu muy mujj mooy mouvement Nitu Dëgg muy continuer le combat même bu ñu libéré ñëpp on continue le combat parce que li ma ci waxagul mooy ña demoon Nigéria bay tourné jaar Niger ñu jàppale Niger tëj leen kaso daf si am benn doomu sénégalais bu ñuy wax Moussa Aw dañ ko torturer ci prison wu Niger bi ba mu dee le combat continue dañuy wax ak état Sénégal ni ko nañu dem lijjanti ji kan moo rey Moussa Aw lan moo tax mu rey Moussa Aw ci prison yi ba pare nañu indemniser famille Moussa Aw le combat continue mouvement Nitu Dëgg